waaw dafa mos moom tamit. Ndiaye ñu ngi lay ziar bu baax Ndiaye ana waa Pénc ñu ngi fi alhamdulilah waa bismillah ndoy ana sant yi bismillah ana ngone ça va bien bien moom la meer da nga def. non ñun fii amul protocole suñu papa la. imam daal xam naa moom mooy. Ndiaye imam booy dem la fi bàyyi. ah Diobène yi laay bàyyi. mais nag yéen ñii dañu koy taxawee ci caméra ñu taxaw ci kanamu ji. voilà. Est-ce que mu am distance tuuti pour kii feeñaat distance. Respectez les normes 1 mètre. ana imam ak ñu joxe ñaan yow comme yow ñu fekk si jaay sa mbokk imam ñu noonu ak ñu ñaanal rek ñu ma ko jàng Fatiha salaatul ana ku taxaw ci salaamaaleykum. ñu ngi nuyu ñëpp ci turu borom penc bi El Hadji Youssoufa Ndoye di dalal suñu grand serigne de Dakar di suñu kilifa ñu ngi koy dalal jàmm di dalal Barthélémy Dias di maire de la commune de Mermoz ak imam Ababacar Ndiaye ñu ngi leen di nuyu ci turu penc bi yëpp di leen dalal jàmm teraanga bi ngeen defal grand serigne defalu leen ko Dakar yëpp ngeen ko def bu teral jiitu lébu yi teraloo ko lébu yëpp nga teral kon liñ ci jublu ba def ko lépp looy sabablu yàlla na ko yàlla yóbbu na ci barke Ndakaaru grand sëriñ ñi ubbi rek gàttal ci loolu ci turu asalaamaaleykum mbooloo mi maa ngi nuyu képp ku fi teew di jël nuyoo bi di ko teg ci loxo sëriñ Ndakaaru mu wasaareel ñu ko yëpp Barthélémy ñu ngi lay dalal jàmm ñu ngi lay dalal jàmm ci si pénc mi ndax fii nga bokk ci Ndakaaru nga bokk ndax sa papa toujours da koy wax mu ngi juddoo ci xokk ca kër péncu maam góor naaru Gueye kon nag Ndakaaru nga bokk te nga xam ne nga xamal ko sa bopp fonk waa Ndakaaru téye waa Ndakaaru kon nag Ndakaaru ngi lay sant di la gërëm ndax lii nga def Dias lu rëy la wan nga ñu ne conscient nga ci ne Ndakaaru ñun Lebu yi am nañ fi une part très importante kon nag lii nga def yàlla mi am fay Dias yàlla na la yàlla fay yàlla dëgëral sa taxawaay li nga bëgg sa xol yaa ko xam yàlla na la ko yàlla subhanahu wa taala defal te mu gën ci yow ci daraja Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. monsieur le maire imam. waaw salaamaaleykum waaw xanaa balaa imam di wax parce que moom mooy wax ci turu conseil municipal. ah ok voilà moom mooy wax moom bëggoon d'abord nuyu suma baam. waaw kay dëgg la. suma wajur. grand serigne de Dakar. di nuyu tamit suma papa yi mu fi fekk tamit. leen di jox seen wàccuwaay. di nuyu tamit bu baax a baax madame le maire Ngoné Mbengue. foofu rek laay koy yemale ci wax yi parce que effectivement comme ni ngeen ko xamee avec le couvre-feu. donc du ñu mën a guddal wante di jël kàddu wi teg ko ci loxo imam Khalifa Ababacar Ndiaye. conseil municipal tamit ci mairie bi. donc moom mooy porter la voix du conseil. di leen di gërëm di leen di santaat bu baax a baax. merci. asalaamaaleykum grand serigne de Dakar. asalaamaaleykum fukki penc yeeg ñaar. ñu ngi leen di nuyu bu ñu yëkkati nuyoo bi teg ko ci loxo kilifa gi taxaw muy kilifa Lébu
mel na ni nuyu nañ jaraaf yeeg ak li lënkaloo ci Sénégal yëpp ndax bu ma nee fukki penc ak ñaar mooy Sénégal ndax ku fi bëgg mbir wala mu ñëw fi di fi gane si yéen a ko dalal yéen a dalal Seydi Hadj Malick yéen a dalal Cheikhul Khadim yéen a dalal tabaarakallaahu ahsanul xaaliqiin képp koo xamante ni dégg nañ ni wala nekk nga kilifa diine wala nga nekk responsable ci Sénégal yéen a leen tatagal dalal leen Serigne Abdoul Aziz Sy Al Amine da ko daan wax moo tax yu bëri bu ko daan def dafa am ñu muy jël teg leen fi ñu nekk hamsatul wasl seen digganteeg ñoom bu ñu dénnee ci nuyoo beeg ñaanal yàlla bi gudd fan ak yan bi yàlla na ko yàlla gën a woyofal te yàlla dolli leen sutura dolli la ko yow mi seen kanam ñu ngi présenté ñun commune bi nga xamante ni mooy Mermoz Sacré-Cœur conseillers yi ñu ngi fi ñoom ñëpp ñu ngi lay présenté suñu nuyoo ak suñu sargal ak suñu tatagal di la ñaanal yàlla et di la présenté nuyoo kilifa gi muy Barthélémy Dias maire de Mermoz Sacré-Cœur moom mu ngi wax ci kàddoom ni lii mu fi indi daf ko xeeb na ko ba fa xeebeel yam teraanga nag kenn du ko xeeb ndax sëriñ Babacar Sy suñu sëriñ dafay wax ni olof dafa wax ni àll matuta nawe mat mu ne leen ah kañ àll mat naa nawe mat ndax àll nga ni yàmbal ak ne moom te mënoo faa for gi tax kon bu yëkkatee as tuut indi ko olof dafay war a wax ni ki yore lu tuuti sóoraale la ci bàyyi la ci xel bis bu ko yàlla joxee lu sakkan waxuma la sóoraale waaye da lay jiital ca mbir ma te loolu mooy yéeneem te yéene boobu nag ak tànk yu mu mënti dox mënu ko am ci zahir mënu ko am ci baatin te jàppale wu leen ko ci zahir boobu ak baatin boobu loolu nag moo tax yu mel nii bu ko dee def la muy njëkk a xalaat mooy yéen ñi ngeen xamante ni tey ku jóg daanu si ci yéen te mënu leen dem di daanu si ci kenn loolu nag moom moo tax mu ne mu ngi sàkku tamit ñaan ci li nga xamante ni yàlla cëral la ne leen ko ndax wax mbaaxu nit du wàññi dara ci sa mbaax day yokk sa mbaax wax cëru nit tamit day yokk sa cër lii yàlla leen ko jox yàlla ko jaarale ba egsi ko teg ko ci sa loxo te muy loo xamante ni xëccoowoo ko wuutoo ko ba yàlla yëkkati ko teg ko sa loxo kon ñu ngi ñaan yàlla yàlla na ko yàlla sàmm moom mii ñëw tey ak conseil municipal bi teew yëpp ak presse bi ñu ngi lay wax ne la daal ñu ngi lay jàppale ci li nga xamante ni yàlla yan na la ko ci lu tuutakus néew li ñu yàlla dénk nga ñaanal ñu yàlla ci barke kurus gii nga yore ak yen bi la yàlla yen ndax Serigne Abdoul Aziz Sy wax na ni bi ñu fa amee feebar boobu di tuddee te mu jóge woon fi déedéet pas peste bërki démb bi fi xewoon rek Ebola bi président Macky Sall dafa ñëw woo ko ba mu ñëw mu ne ko dama bëgg ngeen wax ci Ebola bi yéen sëriñ si ngeen ñaan ci moom Serigne Abdoul Aziz Sy mu ne président Macky Sall ñaanal ndax yow la yàlla dénk 14 millions d'habitants kon boo jàppee ba sell sukk tàllal sa loxo yàlla ne ko tinuma ci 14 millions yi yàlla du fanaanal ñaan boobu kon fukki penc ak ñaar yi la yàlla dénk te nga xam ni mooy ndeyu Sénégal boo sukkee gannaaw ba nga jàppee sol sa yére tàllal loxo yàlla ñaan loo ko ñaanal dana dal ci koom loolu la ñuy ñëw di sàkku ci yow loolu la ñuy ñëw di xeeb lii nga xamante ne teraanga nag du tuut waaye xeeb nañ ko bu baax a baax waaye li ma débuté rek laay eggale conseil bi yëpp ànd nañoo kilifa gi muy maire ñu ne la as tuut sii ñu am te yéen ñu ko sa fukki loxo te xam nañ ni da nga ko def ndax teraanga tabaarakallaahu ahsanul xaaliqiin xam nañ ni ku ko mën nga yàlla allahumma la adru yàlla bu la cat jàpp li ñuy ñaan yàlla daal mooy nga ñaanal ko yàlla ba fi nga xamante ni foofu la nam ma jëm yàlla eggale ko fa ba li mu namm mébét ko ci ndakaaru d'abord namm mébét ko ci réew mi yàlla mottalil ko ko ak cër bu ko ci yàlla jox ni nag
ci sa ci yow la bokk. incha allah ndax mu ngi ci jasorato yi. comme ni ko papaam daan waxee. ci yow la bokk lébu la. waaw yaa ma gën a xam loolu. kon grand sëriñ sant wi dong moo ko xaw a yàq. waaye bu dul woon ak sant wi damay buub li fi nekk rek ñaan la ne naa ko yóbbu kër ga. kon sa doom sa njaboot. sa njabootu lébu. sa njabootu wàllu ni ñu ko tuddee ci administration. dëgg la. Barthélemy Dias mu ngi sa kanam di la jébbal li nga xamante ne as tuut la te xeeb ko nga ñaanal ko yàlla ba bu fi ñëwaat déwén mu nekk ay camion incha allah yàlla mën na ko am na ko sañ na ko yàlla na ko yàlla def jërëjëf auzu billahi mina shaytaani rajim bismillahi rahmaani rahim alhamdulillahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa xulafaayi man tabi'ahum bi ihsaan ila yawmin assalaamu aleykum al imam wala ay may bokk bañ a def fot yéen imaam yi fi nekk ak Ibrahima Dieng moo toog na le nekk ci magu pénc mi saltige Pape Latir Thiaw mu ngi ni taxaw Jaraaf Farba Pay mii taxaw sol lu vert li jàmbur la dëkk ci sa commune jàmburul mbot la mais sa commune la dëkk bi ma yëgee ne da ngay andi teranga maa ne nañ ko woo mu ñëw fekkee teranga bi nga xam ne maire moo ngi koy andi di la wax ne Abdou Khader Gaye ngeen di toog moo yor EMAD kii ba ma nekkee militaire sol 1988 man maa sos EMAD boobu léegi bàyyiwul tàyyiwul lu ñu woote mu nekk ci Ngoné Mbengue yaa ko qualifié may ubbee sama wax tibbee ko ci li imaam wax mu ne bu leen xeeb lii libu yi dañu wax ne ñaar ñi may bëgg a tudd libu du ko xeeb gàcce lu mu tuuti tuuti libu du ko xeeb teraanga lu mu tuuti tuuti libu du ko xeeb te nag bu fekkee ne lu ñuy séddale la dama ne penc mu yendu kenn du fa fande lii nga fi andi penc mu yendu kenn du fa dëñ ak fande bokkul fande guddi la dëñ mooy bëccëg kon lii fu mu yendu nit ñi dañ fa añ fu mu nekk dañ fa reer bu benn bi ci des doo meeri Plateau doo meeru Tilène meeri Mermoz nga soo ko fi andiwul woon kenn duloo ci sikk guleet man bi ma nekkee Sëriñ Ndakaaru ba léegi ma gis maire commune d'arrondissement bu andi fii ci biir Ndakaaru lu toll nii terale ko Ndakaaru ak rëy li nga def dama ne man bañu ma ku ma weddi xam nga la naay bañ ku ma yey réew mi ku fa wax ñu weddi la moo tax lu ma dafa am fu ma koy teg dama ne bi ma nekkee Sëriñ Ndakaaru ba léegi gisuma benn maire laa la wax bu fi andi teraanga ju toll noonu jëmee ko ci lébu yi xam nga lu tax foog nañ ne matale ñu lu nekk te ñun dañu uf ku nekk lébu gi ni nga ko waxee Ndakaaru la ëmb Sénégal kii maay baayam ci Jean Paul Diaz maay nijaayam ci Christian Lopez kii maag baayam ñoo bokk màggadoo ñetti weer la ma baayam mage man Pat Lopez Da Silva Jean-Marie Da Silva kii maa xam ay maamam ba ci leen dee de Barossi te lu ma géwél da nga wax ne Ndakaaru ñoo dal maam Alaaji Maalik radiyallahu taala anhu ñoo dal jàngu bi gis nga église bi fi mu nekk maamaatu kii góor naaru moo ko jaay labbe bi maa ngi këyit yi cathédrale fi mu nekk maam góor naaru gi ay maamam ñoo ko jaay église catholique premier monastère bi nekk Dakar xam fa la nekkoon fii hôtel de ville de Dakar nekk li bu yoo ko joxoon catholique yi moo tax li bu ñoo jëkk a nekk catholique ku sant Diop da ko gore sant Njaañ da ko gore sant Diouf da ko gore lébu nga loolu tax ñoom Urbain Diagne séddoo ci suuf ca Grand Théâtre moo tax ñoom Jean Baptiste Diop séddoo ci suuf Ndakaaru ñoom Adrien Diop li may wax lu ma xam la man noonu la li muy séqoog ndax àddina moo tax boo defee lii say biir mbokk nga ko def te fi nga ko defee nag fii la fii mooy pencum cëriñ sànce ba mooy suñu siège dafa xat ñu ñëw cëriñ dama ne barke bi ci maam yi seenu woon ba jàppale Blaise Diagne mu jàll jàppale ku dul Blaise Diagne mu jàll jàppale Afrique bi mu jàll ñun xamuñu xeej xamuñu seen xamuñu catholique xamuñu leneen Ambroise mel ni njaago la nekk na fi maire
Joseph Gomis Ndiago la nekk na fi maire Alphégus Métis nekk na fi maire dama ne ñun de bu loolu la ñu xam ñun tëddewuñu njaaxandaay njaaxaanaay moo ñu tëddee kon bu la am ñaari xalaat ci suñuy mbir dama ne yow ñii taxaw fii sedd nañu ne kenn du la forcer ci dara lii nga def yow la neex calcul la ci parce que ñun duñu voté Mermoz wante nag soo defee teraanga joo xam ne soo nekkul woon maire doo ko mën soo nekkee maire def ko ñu jàppale la ci li nga nekk maire. dëgg la kon ñi fi ñëw ci Ndakaaru Youssou Ndoye mooy borom penc mi rakk ma wax léegi réeroon nañu sànq sax ndekete moom mu ngay fanaan Caaroy Azur moo tax ñëwul mais jàppal ne ku ñëwul ñëpp yëg nañu bi nga laata ñëw te it Ngone Mbeng nga am ci taxawaay parce que man dama waxoon Ngone Mbeng ci kaw laa koy wax amul benn maire bu lébu bu yeewati Dakar ba ma naan jàpp ci wax naa la ko dama koy ba ñëpp dégg amul benn maire lébu bu nekk ci Dakar Ablaye Makhtar naan la jàppale lébu yi woo naa ba sonn tàyyi naa ci ñoom waxuma la ko te li ma leen di laaj doyewuma soxlawuma ko mun naa ko def bu dul ñoom xam ci lañ ma yare man suñu kër soo naree yenu benn taabal na nga ko natt ba xam ne mën nga koo yenu woo ko la ci jàppale bu ñu gàntu nga yenu dem bu ko defee bu ëllëgee ñoo xam ne la bàyyi nga dem sa yoon yéen chef de penc yi yéen ak ñi ngeen boot yëgal leen seen waat fa ngeen nekk ne Barthélémy Dias maire Mermoz moo jéggi maire yëpp ñëw ba ci cëriñ teral Ndakaaru kon nag buñ ci eggee dama wax ne buñ ci eggee ku leen ne lu tax Barthélémy ngeen ne moo ñu jàppale woon ku ko ci bëgg a dab nag fekk ko ci yoon wi noonu la demee parce que 4 tonnes ceeb ak suukar si mu àndal ak ndox meeg gel beeg saabu gi dama ne fi nga ko defee fi la ni nga ko defee nii la ñi nga ko defal ñoom la kon ñaan gi nag moom bu ci sonn ceeb bi daal jàppal ne ku ci sombi mbaa nga toog ceebu jën ñaan gi damm ate li may xam ne ci téere yi nekk ci téere yi nekk du lu ma sos li gën a gaaw ci nangu ñaan fekkal ku xiif mu lekk bu suuree bu kontaanee baax na su meree baax na su ñaanee mu nangu su ñaanulee mu nangu kon Bart yaag sa waa conseil municipal parce que xam nga am naa xam-xam ci mbir mi wax naa ne li ngay nekk maire moo la ko may fa nga jaar ba jot si mooy conseil municipal bu la woteel délibération ba leen jox nga am kàntan génne ko teral ci nit ñi kon sa waa conseil municipal dinaa leen gërëm fi waaye naa leen bind lettre mu def ci archive ma bind pour la première fois dans l'histoire de la collectivité lébu dans une conjoncture particulière marquée par la pandémie et l'approche du Ramadan, le maire Dias et la commune de Mermoz ont rendu un fier service à la collectivité lébu. Je vous remercie. Allahumma salli ala sayyidina. grand sëñ dañu bëggoon rek nga wax ñu tuuti rek ci Covid bi ndax lii tam bokk na ci li ko waral mooy mbas mi. waaw ban message yow nga jagle askan bi ci jamono yi nga xam ne ñu ngi wax cas communautaire. jërëjëf may wax ne message bi li nga xam ne moo ci jëkk a wér wan ne kilifa yaa ngi taxaw mooy masque yi ñu toog suñu kanam ba kenn xàmmul sa borom. maa ngi tooñ sànq maire di tooñ imam ne ko xàmmewuma leen di leen wax ci tubaab ne nag lii nag masque wu ñu ngi ko daan gis ci bande dessinée yi ci bande dessinée luy di masque wu kon bu ñu demee bay masque wu ay kilifa xam ngeen ne wéy nañ ci ndigal wante li ñu ci jublu mooy wën di ñu ne na ñëpp def lii. beneen bi ci des raxas leen soxla seen loxo ci saabu te ñu dégg ci rajo bi ne am na ñoo xam ne lu ñu jëndul am na lu ñu mënul jëndee saabu ci weer kon su àndee lu toll nii ci saabu loolu tamit jàppale la ci pandémie bi. wante nag may wax ne bu fekkee ne fukki yëf mooy faj mbir mi juróom-ñett yi wala juróom-ñeent ci loxo nit ñi la nekk bu ñu mayee saabu may ñu javel may ñu gel te kenn du ko jëfandikoo kenn du moytu sa morom fu ne nga dugg fa du sotti kon kenn ku nekk dama ne jàkk yi ñëpp ilimaan yu baax yëpp nangu nu ñu tey seen jàkk
ku amatul ilimaan toog sa kër wax nañu ne nañu bàyyi dajaloo yi fii lañ koy waxee Tilène nañu bàyyi grand place te grand place ci biir kër yi kii wàll sa waa kër wax ñu ne bu leen grand place ci mbedd bi toog leen ci biir. bi ci des mooy jigéen ñi dañ leen di gërëm ci dëgg-dëgg liñ ci sonn benn góor sonn ko ci kon maire yi ñii nga xam ne ñu ngi koy def di dimbali seeni population ñu ngi koy saluer di wax ne nañ ci sax buñ ci saxee incha allah yàlla mun nañ cee musal maanaam weeru koor bu ñu dugg dañ ko defee ci pàcc mi kenn ku nekk fa nga nekk xam nga sa digganteeg sa borom loo ci def ak loo ci deful loo ci fàttaliku ak loo ci fàttaliku ñun nañu bokk ñaan suñu borom mu jéggal suñuy bàkkaar dàqal ñu mbir mi yëpp ba mu set wecc bu ko defee ñu dugg ci koor gi ak jàmm génn ci ak jàmm ku nekk dellu ca soxla di ñu ko bëggee te yàlla tàppe xol yëpp ñu fexe ba juboowaat ànd ci biir penc yi ànd ci biir dëkk bi ànd ci biir réew mi ñu bu ànd dafa réew mu jëm kanam allahumma salli ala sayyidina Alors, nous sommes très heureux cet après-midi de recevoir le maire Barthélémy Dias en compagnie de son équipe municipale et de ses conseillers pour apporter à la collectivité de l'Ébour de Dakar son soutien, particulièrement pour travailler avec nous à la rupture de la contagion en mettant à nos dispositions des produits et accessoires hygiéniques destinés à nos populations, du savon, du gel hygiénique, du javel, etc. Mais ensuite de cela, pour permettre justement aux familles d'être fixées et de ne plus avoir à courir dans la rue pour les besoins quotidiens de leurs dépenses, il a mis à notre disposition des tonnes de riz, du sucre, de l'eau, etc. que nous allons distribuer non pas aux Libye, mais aux habitants de nos penches qui regroupent des Dakarois. Et le maire Barthélémy a bien compris que dans sa commune résident des Lébous, mais également des Dakarois issus des penches. C'est ainsi qu'il a étendu sa participation à la collectivité Lébou. Et nous pensons avoir cet après-midi fait la démonstration du respect des consignes, le port des masques, la distanciation, bien que la presse l'ait faussé. J'espère que vous allez dire ça. Ensuite, toutes les mesures barrières, nous avons demandé aux gens de les respecter. Et fort heureusement, la mesure de fermeture des mosquées continue, tout comme la fermeture des églises et des cathédrales et des presbytères. Donc, le gouvernement ayant fait le nécessaire, les autorités religieuses ayant suivi, il appartient aux populations de veiller au respect de ces conditions d'hygiène pour nous permettre de bouter hors du Sénégal et du continent cette pandémie que Dieu nous en préserve. Monsieur le maire, merci beaucoup. mu ngi lay xamal ni la Moussa Gueye bii mu ngi lay dimbali bu baax ñun waa Médina ñu ngi sant Moussa Gueye ndax lu ne dañu koy indi ni yaa ko ko jox ñu ngi ñuy saral bu baax nag pour nga xam wat leen benn saako ceeb indi Konrad jox ma saako ceeb. waaw kay mu nekk di saako ceeb Merci, félicitations. Ok, mën ngeen jël saako. indi leen suukar Mali Ngoné si gari Ngoné ay jëf yow la ñu am Serigne Ndakaaru ku nekk ministre waa Médina maa ko jur maa ko génn te gerte wuñu ko la xamul kon laajul lañ ko génnee alors kay
non